Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës Masalikul Jinaan liggéey ba lee mu noppi gàtt ñetti weer kon moo sa des dara kon dootuñu ko fa liggéeyati lépp dana sotti ki teewal xalif bi ci Dakar wu mag yu fay moo ko xamle ci kanamu ki yor kàdduk sëriñ bi sëriñ Bass Abdou Khadre ñu doon visité tey ji kon béréb ya des na ca dikk kon léegi foofee àddunañu fa it ci li nga xamante ni moom ñoo di ña dëkkee ca boor yooyu te ñu bëggoon leen a yëkkati sëñ bi ne loolee jotewul dara ak liggéey yi nga xamante ni ñoom ña nga koy amal taqewuñu ci laalewuñu ci mbir munu mel personnel bay jàngalee ca yow selim ñoom la ñu bëgg moo di ca na mu gën a gaawee nguur gi daal di samp administration provisoire ba tiitaange la ñu am ci seen i xëy jamono ji gannaaw cooleeg mbicoo mbaloo bi yéex a jeex bi tëw a jeex seen digg ak ña nga xamante ni ñoom ñoo di kon seeni kilifa ak nguur gi Notto Diobass ca département Thiès wàllu ko mbay atum ren jàpp nañu ni ci wàllu gerte ñoom ñoo ci gën a def ay jaloore téeméer ak juróom fukki toni gerte moo di la nga xamante ni kon xayma nañu ko fa atum ren mu di mbégte ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ca dëkk ba tàggat yaram Aliou Cissé siiwal tey ji liste ñaar fukki joueur ak juróom yi mu convoqué ci ñaari match yi ñu war a seq ak Afrique du Sud weeru ko novembre la ca gaaña la ca bett gaaña convocation bu Karambo ca mi ñu suspendroon ci match bu njëkk bi waaye it Sadio Mané mi nga xamante ni jamono ji dafa woppoon ba nekk en convalescence des na dikk ci boobee liste ca kanam tuuti ponk yaa nga kon mbokk yi ni studio ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias liggéeyee ca grande mosquée Masalikul Jinaan fi ak ñetti weer kon lépp dana noppi ki ko xamle mbak yu fay mu yëkki kàddu yooyu dénk ko Serigne Bassirou Abdou Khadre mu ñëwoon tey ji ca béréb yoo xool kon loolee fan la toll la mu ca gis dal na xelam Fatou Kiné Dem. war a def ñun xam nañ ko. Sadio Mané amoon ngaañ ci match. liggéey bi nag yegg na daanaka gannaaw juróomi at yoo xamante ne nii songoon nañu ko jumaay Masalikul Jinaan léegi tey nag ñu daal di ubbi bunt yi. ma dikkee fekk naa daanaka lépp àgg na biir gi itam marbre bi lépp àgg na décoration bi ay yekkale ci des waaye daanaka àgg na sonorisation bi àgg na bunt yi itam daanaka lépp ñëw na ñu ngi koy monté fi mu toll nii kon liggéey bi li ci des bëreetul. ñu ne ubbite gi sax yàggatul ndax li ci des daanaka ci ñetti weer la toll
ki nga xamante ne nag moom moo toogal xalif général des Mourides fii ci Ndakaaru di dalal xelu rek Serigne Bass Abdou Khadre mi nga xamante ne nii dafa ñëwoon moom it nemmeeku liggéey bi fi mu toll. ki nga xam ne mooy borom liggéey bi nag mooy Cheikh Sidil Makhtar bu ñu demee ba ni ko caabi yaa ngi nii jàpp nañu lañ doon def am nañ cay jéego ba mel na ni xaw naa mën a nuppi na moo ñuy wax kon suba la wala ginnaaw suba wala ginnaawaati suba waaye liggéey moom ci biir liggéey bi daanaka li fi des gën ngaa sori ñetti weer la mën na koo gën a gàtt sax ndax matériel bi nga xam ne day jóge fu sori bu teelee ñëw daanaka mën na fa bañ a yegg. liggéey bi nag bu demee ba sotti itam daañu song rek li nga xamante ni nii duppee nañu ko institut islamique de recherche nga xamante ne nag dafa fas yéene rek yëngu ci lépp lu jëm ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba. di muy loo xam ne lii buñ ci yàlla yóbboo ba mu noppi ñu jublu nag ci li nga xam ne bii genre université bu mag lay doon institut day raw sax université ndax day doon centre de réflexion et de recherche yoo xam ne yii moom la ñuy jànge diine di ci jànge li nga xam ne sëñ Touba li sëñ Mountakha waxoon dafa jot ñu jàng ko ci la ñuy xam dëgg sëñ Touba li mu indil humanité bi rax ci dolli nag li mu indil le peuple sénégalais et le peuple africain ba nga xam ne lépp loo xam ne nit da ko war a xam ci diineem war koo xam ci yàlla war koo xam ci àddina nga xam ne du nekk rek une science religieuse mais ça peut être une science sociale. fii nag la ñuy defee lépp lu jëm ci wàllu sonorisation loolee sax ñu ne mën naa yombal taskatu xabaar bi liggéeyam jumtukaay yi fi nekk nag di xarala yu yees yi nga xamante ni nii nag ci yu mujj yi ci la bokk. Fatou Kiné Deme kii di Macky Faye ca ndaje ma moom daal dina yàddu ci ña nekkoon ca boor yooyu ca Cité Port ñu waroon leen a toxal ba moo juróon coow nguur gi dana mën fa démb ci délégation dalal xel yi mu xam le ni boobee kon projet ak mu waroon a laal gaañ yi taxawut lenn ak ñoom liggéey yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey bëgg a yokk tali bi mu ne projet nguur gi la kon bu ñu amee jafe-jafe ak nguur gi la waaye du ak liggéeyu jumaa ji ñu teelu ko ci micro suñu reporter. institut bi jàkkaarloowul ak Cité Port institut baa nga ca ginnaaw am nay parking yu doy yoo xam ne ay oto mën na faa taxaw am na tamit ci biir jumaa ji am na ci ëtt yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji kon ñun loolu ñu wax day wax joo xam ne xëy na dañoo yatt seen xel di ko wax rek mu la muy loo xam ne lii xëy na ak njuumte la ci ñoom waaye lii nga xam ne mbedd yi dañ koy yaatal ñun jur na ci ñun juróom-ñaari mètre ci biir ak ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk ci yaatuwaay kon bon booy seet ñun liñ ñu jëlal moo ëpp li ñuy jëlal waa Cité Port kon bon mbir mi jógewul ci ñun mbir mi liggéeyub loo xam ne li état la am na loo xam ni wàllu état la moom moo yor réew mi moo yor mbedd yi moo yor dëkkuwaay yi bu ko neexee ni fii day toxal ndaxte fii kat seet nañu li fiy jaar ci ay oto ak circulation mbedd mi waratul a mekk nii war nañ mën ko def 2 fois 2 voies bu ko defee ñoom ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee ñoo ciy ëppee sax lu ñuy bénéficier ndax dina circulation bi dina gaaw kenn dootul xat-xatloo ndaxte fii boo fi ñëwee 6 heures da ngay waaru ci ni muy mel ci ay oto loolu nag liggéeyu état bi la nañ ci seppi Massalikul Jinaan teg ko fële te képp ko am lu muy wax na dem wax ko état bi ndax yoonu Massalikul Jinaan newu ci. keneen ku wax ci beneen dossier président ànd gësëm la mu bëgg moo di jëwriñ ju bees ji ñu dénk wàllu ko wérgu yaram mu woote ay états généraux ci wàllu urgence yi loolee gannaaw la nga xamante ni moom moo xew ca l'hôpital bu Pikine Mballo Dia Thiam ni ak lu mënti xew nañu xool ñan ñoo doon def njombe kon ca mbir moomee fan la daal kon toor bi féetee ñu sanctionné leen mu wàddu ci micro Fatimata Ba. suñu gëm-gëm mooy même bu fekkee ni sax amul négligence waroon nañu mën a communiquer bu baax ba defal famille bi ba ñu xam ni xel nii ñu ngi leen di toppatoo ba duñu am xalaat ni loolu moo xew. beneen xalaat bi tamit mooy ñun dañoo yàgg a wax ni réforme hospitalière problème urgence bi ak indigence bi moo nekk li nga xam ni gën a ci sooxe urgence bi parce que dañoo war a yokk capacité urgence yi. indi ay urgentistes ensuite indi ay jumtuwaay pour loolu. li ci yéeme nag aussi mooy à chaque fois que problème yi am en tout cas amul ay sanctions maanaam amul kenn ko nga xam ni duma nañ ko ci ba ñu xam ne xel ni am na lu ko ci fekk loolu moom xam nañ ko. parce que li waral loolu parce que dafa am ñoo xam ne ni ñoom ñoo war a saytu mbir mi bu ñu ko saytoo ñu ne loolu amul mais munoo wax ni kii am di am na. loolu ñu koy mën na am aussi parce que man tamit man nekkuma ci affaire waxu naa fekk man kenn xamewuma ko dafay nekk lu nga xamee ni xel ni gis nañ ko mu ne weng te xëy na bëgguñu ko wax certainement xëy na loolu tamit mi ngi ci biir. en tout cas suñu alliance bi ñuy wax ànd gësëm ñu wax monsieur le ministre de la santé bu bees bi que urgence yi ak indigence problème bu sérieux la
nañu convoqué d'urgence les états généraux des urgences. ca boobee dossier l'hôpital Pikine ñu tudd ko lu bare bari gaañ yi kon di naqarlu li ñu ni moom moo fa xew kii di kon colonel Massamba Diop gis ni dañu leen di attaqué waaye day taxaw tey jii rafetlu compétence ak borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca l'hôpital ba yàgg fa yëngu mu gis ni xëy na li waral coow li ba Aïcha Diallo ñàkk bakkanam moo di yéex yegsi goo xamante ni ay mbokkam yéex nañ ko yegsi l'hôpital moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi bu kat la waxtaanal ba mu génnee. hôpital Pikine xam naa ko bu baax a baax ay médecins yu compétents ñoo fa nekk et puis il y a des procédures yoo xam ne c'est des procédures réglementaires gàcce ngaalama hôpital Pikine man maa ko wax. deuxième chose maintenant loolu soo gisee urgence yi da ngay teel a ñëw hôpital urgence mu ngi commencé bi accident bi amee wala bi blessure bi amee wala bi en tout cas le fait déclencheur wala urgence commencé. les délais qui courent nag c'est au lieu mu nekk chronomètre compte à rebours la day dellu ginnaaw nu temps bi gën a gàtt rek ngay gën a nekk en danger ce qui fait que ñuy gaaw dem hôpital soo ñëwee hôpital aussi yaa ngi wax sànq affaire plâtre saa yu ko posé nga war a ñëwaat nga xoolaat ko ndax seere na wala seere wu su seeree rek dafay indi nécrose day tax deret gi doot dawati te mën na indi sax amputation si kii le cas et cetera yooyu yëpp ñu foog ne waa hôpital la fekk du hôpital ci photo ñi war a ñëw la. des fois sax nit ñi dañ teel a jóg daw ñëw booy ñëw eh bien doo am foo jaar sa Ndakaaru léegi urgence faut pas être urgent ci périphérie Ndakaaru ndax boo bëggee dem hôpital ci yoonu ngay deewee. donc il faut que structure de santé yi gën a jege population yi ba pare gën a doy te bu ci nekk am ay nit yu doy am matériel yu doy. colonel Massamba Diop moo nekkoon directeur hôpital Aristide Le Dantec ca wàllu woowee ak coow li ñu yëri kon li ñu ni kon xëy na moo faat xale bi ñàkk taxawu wala erreur médicale lu mu ci mënti doon am na loo xamante ni code pénal moom la ca wax Fatou Bintou Konté. bañ a jàppale nit koo xam ne dafa sonn ak tamit lu ñuy wax erreur médicale fii ci Sénégal am na loi boo xam ne daf ci teg ay daan bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo di suñu code pénal ci article 49 bi ki nga xam ne moom moo def gile jéy dañ ko fas yéene tëj juróomi at gu muy tëdd kaso ak ba pare nag teg ci ay ndàmpaay. ñaari régime de responsabilité la régime de responsabilité bu njëkk bu mooy une faute personnelle du médecin bu fekkee ni la faute personnelle du médecin la dañ koy détacher du service. su boobaa du responsabilité état su boobaa médecin bi ci boppam wala ñi nga xamante ne ñoo assisté wul malade bi ñoom la loi bi di tënk ci article 49 bi prévoir ay daan yoo xam ne mën na dem ba juróomi at ak amende yoo xam ne mën na dem ba 1 million. bu fekkee nag cas homicide involontaire la loo xam ne daf ko def erreur médicale la te teyu ko loi bi ci fii ci Sénégal moom tamit jàpp na ni faaw nit kooku ñu tëj ko juróomi at bu nu déglu avocat bi di maître Bamba Cissé. ak homicide involontaire maanaam nga faat bakkan te tayuloo ko. su boobaa également article 307 moo ko prévoir également ay peine yu mën dem ba 5 ans. jàpp nañu tamit parfois erreur médicale dafay am te responsabilité état bi moom moo ci engagé wu ndax bërëbu liggéeykaay bi taxu koo demee noonu ba tax ni dañuy jàpp ne ab faute de service la nguur gi moo fas yéene indemniser ñi nga xam ne ñoom ñoo di victime bi balaa muy tourné waat di xoolaat ne jëf jëye joojee. beneen régime de responsabilité mooy responsabilité administrative. su boobaa faute médecin bi amul dafa am lien avec le service maanaam faute boo xamante ne dañ ko commettre ci biir service bi ci occasion service bi ba pare avec les tenues les apparats du service maanaam ci biir service bi comme ni ma ko waxee aux heures de service su boobaa faute boobu mun na sax malheureusement engager responsabilité état loolu la ñuy wax la responsabilité de l'état du fait du fonctionnement défectueux du service hospitalier. parce que indemniser loolu la ñuy wax en droit administratif le plein contentieux fekkee responsabilité état la état bi day indemniser def lu ñu naan action récursoire. bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo di prise en charge des urgences fii ci Sénégal dellu si waat na ñu di ci waxaat te moo ne de li nga xam ne moom moo di wér-gi-yaram dafa war a nekk loo xam ne priorité la pour nguur gi. njàqare ci jàngalekat ya nekkee ca Yavuz Selim ñoom professeur ak instituteur yooyu la ñu bëgg moo di ca na mu gën a gaawee nguur gi daal di ñëw teg li nga xamante ni moo di administration provisoire tiitaange la ñu am ci seen ëllëg madame Sarr di fa jàngale moom moo ci indi ay leeral. école dafa am waxtu wu muy door ak wu muy jeexal léegi nag comme am na door na ba noppi te ñun ñoo daan njëkk a door tey ñëpp door na ñun ñu toog di xaar te itam temps bi duñu toog di xaar moo tax ñu jaaxle. bu ñu sañoon kuñ fay manti teg mu ñëw toog
xale yi commencé waat tàmbali ñun ñu continuer di liggéey ni ñu doon liggéeyee loolu mooy suñu yitte mooy suñu soxla du ñu jàngal ay 6 ay élèves ay dongo la ñuy jàngal te dongo bu toog ba waxtu bi jàngoo di nga wuti feneen foo dem bu dongo yi demee ci yeneen école du ñu gisati kenn dootuñu mën a wax ni daaraa nga fa kon loolu mooy suñu jaaxle seen sañ-sañ la bu la neexee ne duñ ci ànd waaye comme ñun yàlla dañu fa yóbboon ñuy liggéey ñun mënuñu tànn amuñu sañ-sañu tànn ne kii la ñuy liggéeyal wala kële la ñuy liggéeyal ñun liggéey rek moo ñu soxal moo ñu yor ku ñu indi ñu liggéey ak moom nag loolu sañ-sañam la nangul nañ ko waaw waaye ñun tam suñu sañ-sañ mooy nañ ñu tegal ku ñu liggéeyal. jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko tourisme ministre Mame Mbaye Niang ma nga woon ca Ziguinchor doxantu fa xool kon fan la war a teg tànkam ci wàllu ko tourisme bi nga xamante ni moom la ñu teg ci loxoom ba mu faagee gars yi yàggee nañ ko seeni tawat Boubacar Diassi. ministère bu tourisme Mame Mbaye Niang taamu diiwaan bu Ziguinchor jagleel ko tukki nemmeeku bu njëkk bi ministre bu tourisme déglu mbébétu acteurs yi mu am ñi ci jàpp ni lobbying moo nekk ci tourisme bi waaye ministre bi tontu na leen. xam naa ñu bëri na daal investir nañu ailleurs même au Sénégal te fii la ñu bëggoon investir boobu ma gis ne am na lu téye loolu. amul benn nit buy dund fii ci réew mi boo xam ni mën na féete yoon kaw et ku yaakaar ni que xam Mame Mbaye Niang wala xam premier ministre wala xam président moo tax nga mën a def lu la neex loolu amatul. ñetti at a ngi ba chef de l'état Macky Sall jëlee am ndogal ni képp kuy dugal koppar ci tourisme bi doo fay yenn ci ay taxes fii ak fukki at acteurs yi jàpp ni boobu ak léegi gisaguñu seen bopp ci ndogal googu. donc ma question est simple monsieur le ministre. man daal sama laaj dafa yomb monsieur le ministre ndax gënul woon yomb ñu baal taxes yi ñëpp ñu fiy yëngu seen loxo jot seen ginnaaw ak ñi mënalagul seen bopp ci diiru fukki at amaana sax léegi ñetti at dem na loolu daal moo gën a yomb te leer. abordable pour tout le monde. procédure yi mënta ñàkk. loolu mooy kaaraange nguur gi loolu mooy kaaraange ki am hôtel loolu mooy kaaraange kiy liggéey ci domaine bi loolu mooy kaaraange touriste bi ñëw. guide touristique yi ñoom it am seen i jafe-jafe. nañu réorganiser secteur bi mooy nañu jéem a xool ñoo xam ne peut-être dañu bëgg a def métier bi ñu teg leen ci anam yoo xam ne peut-être ñoo leen mën a permettre pour ñu mën a def liggéey bi normalement. guide yi laaj yi ñu laaj dinañ ci indi ay tontu parce que signé nañ arrêté bi nga xam ni mooy convoqué pour ñu reprendre activité délivrance carte guide yi. mënuñoo wax tourisme ci amuñu charte bu ko ŋànk buy wax ku nekk li nga mën fi nga war a yem li la warloo ak li nga xam ni waru la. ministre Mame Mbaye Niang dem fii di Enampor waaye seeti kilifa aada yi dëkk bii di Oussouye ngir sakku ay ñaan. gannaaw tourisme mbay mi ak Notto Diobass wàllu ko gerte jàpp nañ ni ñoom ren def nañu ci ay jaloore téeméer ak juróom fukki tonnes lañu fa xayma Cheikh Anta Diop. domaine agricole communautaire bi nekk fii ci Notto Diobass ren ji daanaka ndaw ñi nga xamante ne ñoom la ñu fi indi ñu doon yëngu ci wàllu mbay daañu góob lu toll ci téeméer ak juróom fukki tonnes ci wàllu gerte. ren ci téeméeri hectare producteurs yi nekk Notto Diobass béy nañu gerte mu war leen indi lu mat téeméeri tonnes ak juróom fukk buñ ko jaayee à 210 francs le kilogramme mu leen di indil chiffre d'affaires 325 millions loolu du ay lépp moom la ñu gis tey. lu jëm ci wàllu mbay daanaka xale yi dugal nañ ci seen loxo bu baax te ci lu néew la ñu doore woon tey jii gis nañu résultat yi. borom tool yi chef de village yi xale yi jigéen ñi ci wane nañu seen jàmbaar. ki nga xamante ne moom moo jiitee ndaw ñi nekk fii ci Notto Diobass gis na ne moom daal war nañ leen jàppale bu baax lu jëm ci ay wàllu financement ndaxte dañoo bëgg nag déwén ndéem nag lii ndortale ñu gën a taxaw ci tool yi téye ndaw ñi ñu toog fii ci dëkk bi ñuy bañ a génn wala ñuy dem nag di dugg ci gaal yi ngir dem bitim réew. Diobass pare na pour accueillir Dagam def ci li ci war ba nga xamante ni exode rural bi comme ni ñu ko waxee émigration clandestine bi jeex fii dañu bëgg bu ñu demee fii ak 5 ans au lieu de wax exode rural mais exode urbain la ñuy wax ñu njëkk Ndakaaru Thiès ñooy ñëw dañu envahir fii ñu xool ñu leen di gérer à cause du Dak kon monsieur le ministre. na ngeen ñu jàppale ko def financement bi monsieur le président moo des moo taxaw loolu la ñuy soxla lu waay man di wax tey lu dul na financement ñëw ñu commencé liggéey waxoo. loolee buñ leen ci jàppalee daanaka dina mën a jur ay xëy yu bari fii ci Notto Diobass. politique ci la ñuy àddu ak mbiri Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru jamono ji kon ci kaso bi gaañaa ngi ci kon fexe ngir mu génn loola waral tey ji ñu amaloon seen ñaareelu mercredi noir jigéen ñi ñoo ko sumb bokk ca parti socialiste mobilisé wu ngir it dajale lu jëm ci koppari ñu ne war nañ koo jox après rançon la ñu ko tuddee milliards ak juróom-ñetti téeméeri millions Maimouna Ndiaye Modou Diop ñoo demoon seenum ndaje. mu mel ni dañ koo waxante woon ay soxna yu sol ay yëre yu ñuul bokk benn xeex bi bokkit benn kàddu. Libérez Khalifa! Libérez!
soxna yi fare ci parti socialiste bëgguñoo def ginnaaw ci xeex bi ñuy def jëmale ko ci génne kaso maire bu Ndakaaru Khalifa Sall. ba fu mu war a àgg rek dinañ fa àgg xam nga dañu commencé di sol yu weex di def ndànk di dox ñu gis na ni loolu jàllul xam nga lii lu ñuul la te lu ñuul am na lu muy symboliser ndax lu ñuul dëj rek lañ koy sol kon nag ñu mer ñun nag dañoo nekk ci dëj. ba fu mu toll nii ñii fare ci parti socialiste dañoo jàpp ni Khalifa Sall otage politique la ki jiite soxna yi féete ci Grand Yoff moom nee na combat bi day door a door. ñu jël sunu otage jàpp sunu nit yóbbu ko ñuy laaj rançon boobu nag ñu ngi koy dajale pour fay ko incha allah dinañ ko fay waaye yu ñuul yi chaque mercredi la et le vendredi tous les vendredis rouge la à l'ancienne mairie de la Médina. $1 milliard 800 millions loolu nekk xaalis bi nga xam ni moom la ñu war a dajalee teg ko ne bu ñu bëggee maire bu Ndakaaru daal di génn kaso militants yi ñoom nee nañu dogg nañu fu mu yem rek neex. déjà député rek nga nekk biir prison te am immunité parlementaire loolu mooy otage ndax loolu kenn mësu koo gis amul fenn mënta nekk kon nag otage la sagam droit bi ci boppam nga xam ne constitution bi ci boppam nga xam ne ñi ko war a défendre ñooñu bu ñu jëlee constitution bi dox ci teg ci seen ay tànk loolu lu ci nit man kon kooku otage la ñun na jàpp nañ loolu ñun tamit rançon bi dañu koy dajale fépp ci àdduna bi. ci xeex bi ñu ànd ci Pastef nee nañu xam nañu lu ñu bëgg suñu jëm mooy ci ndaje bu yaa ñu nar koo amal ci mbedd mi àjjuma bi ñu dëgmal. meneenum ndaje ñu ngi ci doon waxtaanee wàllug politique taxawaayug jigéen ñi ci élection député yi ñu dëgmal la soxna yi kon rafetlu nañu ko la ñu ca naqarlu rek moo di bi yëf yu sottee ba ñu war a doxal li di parité foofee bari na ay rëq-rëq yu ñu ca gis nettali di Saprera. muy ci wàllu parité wàllu non violence ak seen participation ci législative yi jigéen ñi am taxawaay bu am solo ci scrutin bi passé participation boobu ñu rafetlu ko donte am na ay côté yoo xam ne kuréel yi jigéen ñi ñaawlu nañ ko bu baax rawatina ci respect parité bi ca bureau ak commission yu nekk ci assemblée nationale. am nañu satisfaction tuuti am nañ déception yu rëy itam satisfaction tuuti mooy liste yi wax dëgg yàlla fexe nañu ba xëy na respecté na parité fi ñu amee déception bu rëy nag mooy bi ñu ñëwee nag ci installation bureau assemblée nationale ak installation bureau commission yi foofu wax dëgg yàlla mun nañu wax ni que loi parité dañ ko jalgati bi mooy xam nga bu ñuy wax parité quand même dëgg la dañu bëgg jigéen ñi ñëw ci instance de façon paritaire avec les hommes mais dañu bëgg aussi te loi bi moo ñu ko may ñu bëgg jigéen ñi accéder ci instance de décision yi mooy nekk ci bureau assemblée nga xam ne fa la ñuy nase ak di nocci nekk ci commission yi nga xam ne fa la liggéeyu assemblée di déroulé wu am fa baat. Femmes Occuper les médias di ab projet bu institut PANOS taxawal ngir wane liggéeyu jigéen ñi ak jëmmal seen ay action médias yi bokk tamit ci kuréel yi war a jàpp ci liggéey boobu ngir dooleel soxna yi ci seen taxawaay. ci PANOS Afrique de l'Ouest dafa am projet bu mu jëmmal projet bi ñu ngi ko tuddee Femmes Occuper les médias projet bi ñu ngi koy tëral fii ci Sénégal ci Côte d'Ivoire ci Niger ak ca Mali donc projet bi lu ñu ci jublu mooy fexe ba li nga xam ne dafa jëm ci àqu ak yelleefu jigéen surtout ci lépp loo xam ne moom mooy fexe ba jigéen yegg ci béréb yi ñuy jógee dogal yi mais tamit fexe ba lépp li nga xam ne mooy mettital jëmale ci jigéen mu wàññeeku walla mu dañ projet bi loolu lay liggéey ci loolu lay yëngatu. donc dañoo gis ne que ñun liggéey bu rëy bi ñuy liggéey yëpp yóbbuwuñ ko ci médias yi ñun duñu occuper médias yi nañu ko war a occuper dañu bëgg nag tey nag ci biir atelier bi médias yi bari ñu ngi fi tey ñu bokk ci atelier yi ñu bëgg nag waxtaan ak ñoom naka la médias yi mën a jàppale organisation de femmes yi ci xeex bi ñuy xeex pour promotion ak yelleefu jigéen. weesoo atelier de restitution bi organisation des familles dañu taxaw ci défi yi leen di xaar Femmes Occuper les médias di ab projet bu ëmb ginnaaw Sénégal Niger Mali ak Côte d'Ivoire. di Saprera tàggat yaram ak liste bi Aliou Cissé kon daal di siiwal ñaar fukki joueur ak juróom yi mu convoqué ci jongante ñu war a seq ak Afrique du Sud weeru novembre la ca bett ñenn ñi Kara Mbodj bi ñu suspendroon ci match bu njëkk ba ñëwaat Sadio Mané jamono ji nekk en convalescence it bokk ci ñi mu woo moo xam leen ni la ko yitteel moom Aliou Cissé moo di jot ticketam ngir mondial fa ñu fas yéene amal ca Russie Cheikh Hassana Fall Thierno Laurent Mendy. ay ndaw yu lay andil ndam kenn du leen soppi dafa mel ne Aliou Cissé lii noonu lay doxee moom mi jëlaat ndaw yu amoon ndam ci seen jongante contre Cap-Vert woowaat leen ngir ñaari jongante yu mu war a amal ci digganteem ak Afrique du Sud fële ca Polokwane ak fii ci Ndakaaru. mbirum match Afrique du Sud bi moom ñëpp xam nañ ko Sénégal qualifié wul
dese nañu encore ñaari match daanaka yu am solo ñaari match yoo xam ne match yu métti lay doon fële ci Polokwane ak fii tamit Dakar di ñaan yàlla vraiment yàlla yóbbu ñu ak jàmm may ñu ndam vraiment jox ñu qualification boo xam ne moom la Sénégalais yëpp di xaar. ab équipe sud-africaine boo xam ne seen football rafet na te gaaw loolu waaye kii di entraîneur Lions yi xam la ne moom jàng na leen bu baax. non Afrique du Sud moom équipe boo xam ne la techniquement ay joueurs yu gaaw nañu ay joueurs yoo xam ne techniquement ñu fort nañu mais ces derniers temps lu ma constaté tamit mooy depuis que seen entraîneur bi bu bees bi ñëw ba léegi ànd nañ ak benn agressivité boo xam ne mooy tax ba au moment donné seen qualité technique yi mën na leen permettre vraiment ñu déstabiliser équipe bu nekk mais comme ni ma la ko waxee c'est équipe yoo xam ne xam nañ leen joueurs yoo xam ne xam nañ leen tamit tàmm nañ leen jouer kon bu ñu demee foofu yaakaar naa ni que tactique bu ñu war a def ñun xam nañ ko. Sadio Mané amoon ngaañ ci match gu mujj bu ñu football fële ca Praia ñu convoqué ko te Aliou Cissé yaakaar ne mën naa bokk sax ci ñaari jongante yu ñu war a def sunu diggante ak Afrique du Sud. Sadio dëgg la bi mu doon jógee fii ci match contre Cap-Vert bi dafa amoon ay tolof waaye waxtaan naa ak moom depuis lundi commencé na daw commencé na entraîner individuellement am yaakaar ni que fileeg match bi dans 3 semaines dina mën a jouer benn match foofu ak Liverpool pour mën a ñëw ak équipe nationale. ñaar fukk ak juróomi gaynde ñoom la Aliou Cissé woo moom mi am yaakaar ne ak lu mu mënti métti mondial bu Russie 2018 warut a mën a am te équipe nationale bu Sénégal du ci bokk. gërëm ko Cheikh Hassana Fall jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu xibaar yi 19h30 yi ci simili yu néew 20h Cheikh Tidiane Diawo dana fi dékki bu boobaa yaatal gi ci kàllaama nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.